mbokki internet yi topp seen télévision Dakar TV People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wi nga xam ne ñu ngi fii ci biir jumaay Gueule Tapée su ngeen gisee nag yi ngeen xam ne kon ñu ngi ci weeru Tamxarit ñu ngi leen ciy nuyu di leen ziar di leen baalu àq ñu ngi toog ak ñi nga xam ne ñoo yor commission des affaires sociales de la grande mosquée de Gueule Tapée toog ak Abdoulaye Diagne miin ngeen ko ak tamit maam Góor Naaru Guèye ñu gën ko miin ci maam Góor Guèye ñu ñëwoon fii doon leen laaj waajtaayu Tamxarit bi ak cosaanu Tamxarit ci biir jàkka yi lan moo ko indi Abdoulaye. di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di ñaan yàlla at yi ñu ko fekkee yàlla nañ yàlla may ay ati at ñu mën di ko teewee. yàlla def fi sutura def jàmm ci réew mi def ko ci suñu Gueule Tapée gi ak di ko wër di dellu tamit di santaat bu baax ña nga xam ne ñoo suñu ay mag di suñu ay kilifa ñoom ñi nga xam ne ñoo tabbilaat yaakaar jëme ko ci wàllu li doxal jëm ci wàllu askan wi bi ci jiitu nag bàcc da nga laaj li cosaan wi nga xam ne mooy cosaanu Tamxarit Sénégal def naa buñ ko natablee sax ba laaj ko xale yi ñoom mën nañ cee tontu ci laata ñuy jot mag ñi Tamxarit nag ci mbaax suñu maam yeeg ñëpp ginnaaw biñ ko jëlee feet la goo xam ne gu ñu sunnaal jëme ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu rombee tabaski xel yëpp ci Tamxarit lay dem ndax weer dox ci seen diggante cosaan loolu nag Sénégal am nañ ci mbaax ak yëg ak yaakaar guñ ci jublu benn ci seen wàllu jaamu yàlla fii ñu toog rek muy jàkk ji firndeel na ko ndax boo ne Tamxarit ñëw ci jàkk fekk ñu yeew fay nag loolu dafa signal la bu fort bu jëm ci wàllu dëkkandoo ak dëkkoo ak jàmmoo bi nga xam ne moom moo dox ci diggante jullit yi nga xam ne ñoom ñoo bokk benn sphère bi ñu dundee ñu koy jëmmal nag benn ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu ashura bi ci liñ ci sàkku ci ay ñaan yuñ ci dëkkmal ndax doon na dox ci diggante ay gor yu bokk koñ diggante yi doonul ratax waaye bis yu mel nii boo rombee korité baal ma ax nga romb tabaski baal naa la yow it yàlla nañ yàlla may ñu fekkee déwén ñu ñëw Tamxarit mu symboliser fin d'année ci jullit yi ñëw jour de l'an war ci tegu kon la ngeen doon séq ci baal ma ax baalante ax Tamxarit ji bu dellu see ndegam ci calendrier romain bi seetlu nañ ne bu jotee ñi ngi souhaitante ay meilleurs vœux kenn ku ne di ñaan yàlla nga fekkee déwénu jàmm déwénu teraanga déwénu sutura déwénu gudd fan lii la Tamxarit di symboliser ñun ci wàllu diine ci wàllu l'islam ci doxalin boo xam ne ñu ngi koy doxal ci penc yi nag amoon ci rôle bu fondamental boo xam ne dañ ko daan jouer rôle bu fondamental boobu weesuwul gis nga tey jii yàlla may na ñu toog ci jàkk di wax la ñuy wax ci jàkk maanaam fii dafa nekkoon réceptacle boo xam ne ñëpp mbalka la boo xam ne ñëpp fii la ñuy jaar di fi dajaloo te tey jii ñu xool ne Tamxarit mbir mu yaatu la boo xam ne ñëpp dañ ci war a séddu boobu nag ñu ne comme reer la ñu jëmi la koy symboliser mooy nag yi ma doon wax léegi nag yooyu tey mag ñi dañ ci amoon illa di ci barkeeloo boo xam ne tey dinañu ñëw rendi fees saam ku nekk ci penc bi jël la nga moom yóbbu léeg-léeg sax ñu raxaale ci sax ñu ne mayaale nañ la saafara Tamxarit goo xam ne moom nga yóbbaale wis ko ci say cere faaleen yeeg ndóoyeen yi nga xam ne ñoom seen ité moo doon reer ba suur bu seen biir feesee mën nañ amaa sax dañu fàtte saafara bañ leen joxoon pour ñu wis ko ca cere ja waaye ñoom ña ngi ko tourné ëlbati ko jàppi bool di dëpp ci kër gi ñii di def juróomi dëpp ak ñii di def juróom-ñaari dëpp ku ci ne dëpp boo dëpp ñaan sa soxla loolu yëpp ci xeetu rafetal la ndax la ñuy wax léeg-léeg sax bare na lu bari du diine nangu ngor nangu ko diine da koy nangu bare na tamit loolu luy defar jàmmoo ci kër diine da koy nangu ngor nangu ko ndax lépp dañu ànd ngir defaroo kon nag lii ci gàttal daal bàcc symboliser na quelque part li nga xam ne moom mooy li ñu indi jëmee ko ci cosaan goo xam ne dafa ñëw ci suñu diine ànd ak ci suñuy aada ci wàllu dëkkandoo ci wàllu jàmmoo ci wàllu defaroo.
waaw ñu gis ne fii dafa am ñaari entité lenn li juma la lenn li jàkka la léegi ci wàllu naka ngeen organiser woo ak li nga xam ne xew na ci réew mi nga xam ne mooy pandémie boobu ba léegi sax juma ji tëjuwul naka ngeen doxalee ba bëgg organiser tamxarit ci contexte bu critique bi. defe naa bu ñu xoolee boobu ba léegi indi nga wax ji jàkka yi tëj na indi nga wàllu juma ak jàkka ñun ñaari dañu nekk maanaam dañu am taxawaay boo xam ne ñaari jam-jam moo dal suñu kaw ndax fii ñu toog pénc mi mooy jàkka ji jumaa ji ñëw fekk ci pénc mi mu am ay jàkk yuñ ko bokkal waaye tey boo xoolee ci wàllu doxalinu tamxarit jàkka ju ne ak fa nga féete yaa ngi doxal ci sa wàllu doxalin ñun nag ci suñu wàllu jàkka fii ci pénc mi ñun tamit dañu fas yéene doxal musu fi jug doxal bi musu fi jug nii ñu ko doon doxalee nag ñëpp xam nañ ne doxalin la boo xam ni bu ñëw ci pénc mi dellu ci askan wi la pandémie jaar fi jàkk yi bare tey jii dañu tëj ne sax organiser wuñu tamxarit ngir pandémie bi waaye ñun xool nañu moyens yi ñu am ak capacité d'organisation ba ñu am ak plateforme bi ñu may que suñu tamxarit war nañ ko mën a doxal en fonction du respect des gestes sociaux loolu nag lim ñu dimbalee ak li ñu ciy dimbali mooy groupe dispositif bi nga xam ne moom la ñu teg ñoom ñi ngi sàmmonteeg liggéey boobu pour mën a fexe ba dajaloo ak li ñu tere ci pandémie bi ak saafonteeg nuyanteeg fépp lépp loo xam daal lu war a mën a yokk feebar boobu ñun ñi ngi sàmmonte pour ñu ñëw ci te taxawaay boobu ña ca war a taxaw ñoom Alaaji Maam Ngor ñi ngi ciy liggéey ak comité d'organisation bi de sorte que bu ñu yàlla mayee ba ñu egg ci ca fa ñu rendee toutes les préoccupations sanitaires ñun jël nañ ko en compte ba nga xam ne lépp loo xam ne daf ñu war a julal gàllankoor dinañ ko contourner ci moyens yi nga xam ne nag indi nañ ko moyens yooyu effectivement xalaat nañu sax xam naa ne moom dana ci ñëw moyens yi ñu war a mën a teg yëpp pour mën ko liggéeyee ngir nga xam ne dinañu doxalee loolu en tout cas daal comme attroupement ci li ñu tere la joxante loxo yi li ñu tere la toog di waxanteeg di def leneen loo xam ne lu ñu sant la lu ñu tere la am nañu moyens yoo xam ne daal stratégie yoo xam ne teg nañ ko ba nga xam ne ku fi ñëw na nga inscrire boo ñëwee la nga fi war a jël si di nga ko jëli ñibbi te du am benn détail boo xam ne di nga ko fi mën a régler lii xam naa ne ñoom ña yor loolu ñoom ñi ngi ci nekk di ci liggéey te ñàkkul dinañ ñu jox aussi ay leçons wala jox ñu tamit ay sensibilisation yoo xam ne dinañ ko waajalee bis bi ci ginnaaw buñ ko mën a jëlee waajal bi boole nañ ci sax support comme yëpp yu ñu mën a utiliser pour wax nit ñi ne nii ñu war a ñëwee heure bi ñu war a ñëw pour mën a jël seen mbir ñu évacuer plateforme bi ba nga xam ne daal lépp loo xam ne daal dafay yokk feebar wala luy jur attroupement ñun daal dinañ ko moytu ci suñu boor. jërëjëf mbokk yi kooku mooy Abdoulaye Diagne tamit nekkaat secrétaire général ARGT di association pour la rénovation et la gestion de la grande mosquée de Gueule Tapée dégg ngeen leeral yi mu ci indi léegi nag dañuy jublu ci alxaaji Maam Góor Naaru Guèye nga xam ne ñu ngi ko gën a miin ci Maam Góor Abdoulaye Diagne joxe na ay leeral léegi ne ñoom ñoo yor aspect technique bi soo déggee aspect technique bi mooy ñaata nag la ñu war a am ak lan la ñu yaakaar ak tamit est-ce que ñoom dañu am seen budget bopp wala dafa am ay bonne volonté yu ñëw pour jàppale leen loolu dañ koy laaj alxaaji Maam Góor Naaru Guèye fan ngeen toll ci liggéey bi ak waajtaay bi. asalaamaaleykum ñu ngi dellu di nuyoo di sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu may ba ñu fekkee lii nga xam ne mooy tamxarit yàlla def bi ñu amee yéene bi ñu gaaral ko kilifa yi joxe ci ndigal ne ñu loolu ngeen bëgg a def rafetlu nañ ko ndaxte aada la boo xam ne mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon te damay wax ne mag ñi bàyyiwuñu fi lenn loo xam ne luy lor la wara luy gaar lépp luñ fi bàyyi rekk ku ci tënku rekk doo am
benn critique boo xam ne dina la dal parce que damay wax ne mag ñi dañu fonkoon pénc te fii di pénc su ma waxee pénc nag mooy fii nit ñi dañoo dëkk xamante juddoondoo fi màggendoo fi di sëq terang di sëq lu baax di sëq lu rafet yàlla boole leen ñoom ñëpp nag ñu daje ci pénc bi pénc nag suñ ko waxee amul interdit au moins de 18 ans amul interdit au moins de 20 ans ñëpp même âge la ñuy bokk toog waaye nag dañuy joxante cër bi mooy ku ci nekk nga xàmmee ñan ñooy say kilifa nga jox leen cër ñun nag fi ñu toll nii ci pénc mi ci jamono gi ñu toll suñuy kilifa ñi ŋànk pénc bi ñoo fi joxe ndigal ba ñu joxee ndigal ñu génn seen alal ci alalu jàkk ji ne ñu dem leen ngeen jëndi nag parce que kuy digle càngaay yow da nga siy jiitu ñu génn seen alal génn ko ci jàkk ji teg suñu loxo ñu dem jënd ci ñaari nag teg ko waaye ku nekk xam nga ne ñaari nag mënul satisfaire besoin wu jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo war a ñëw joxe seen aada ci wàllu tamxarit di ko jële ci jàkk ji mu am ay doomu gox bi ñoo xam ne bañ leen sollicité dañu génn seen alal ñoom it ne comme penc mi génn na ñaar jox leen ñoom itam dañ def seen participation ñu génn seen xaalis joxe ki ci njëkk muy président Mansour Diop dañ koy ñaanal yàlla yan bi ko yàlla jox yàlla na ko yàlla oyofal parce que yan la boo xam ne yombul jiite ñu ne la yaay président ñëpp topp sa ginnaaw dañ lay ñaanal yàlla bu la yàlla seytaane mën ba nga jeng yal na la yàlla jàppale ba say xalaat say yéene say objectif yëpp mu doon objectif yoo xam ne ku ko dégg ku ko gis ci lu baax kon président Mansour moo ci njëkk a def participation bi ñu dawalee tuuti ñu seeti suñu yaay Ngunja Fall bañ ko seetee moom itam mu génn participation ne dinaa participer autouru benn nag ànd ak ay njabootam jox ñu ko ñu def ko ci penc mi ki nga xamante ne nag mooy chef de penc bi muy suñu wayjur El Hadj Doudou Gueye Dame moom mi nga xam ne moom la ñu jox mu saytu liggéeyu jumaa ji te ku fi romb rek gis nga jumaa ji macha allah nu mu mel ñu seeti ko mu jox ñu ay orientation wax ñu naka la ñu war a doxalee ñu topp ci tànk yooyu di ko dox ba yàlla dimbali ñu toll ci tamxarit kon moom li ñuy def lépp ci ndigalam lañ koy defee. ñu amaat beneen doomu penc mi ku ñuy wax Abdoulaye Gueye moom bañ ko waxee rek dafa ne incha allahu taala bu jotee li mu ci war a def dina ko def moom itam mu yónnee ñu participation ñu def ko muy autouru benn nag ñu def ko ci penc mi. mu am yeneen mbokk yoo xam ne dañu dëkk ci gox bi gis ne kat ñun comme joxe nañ mag ñi jox nañ ñu ndigal pour ñu doxal wàllu tamxarit ñoom ñu ne ñoom tan ku baax ku ñu xam dinañ la seeti pour nga def ci sa loxo muy suñu grand frère Abdou Diop ak Baba Gueye ñu dem seeti Madi Touré waxtaan seex moom Madi Touré xamal leen ne penc mi moom ci la bokk mu génn participation jaare ko seen loxo muy auteuru 500 000 ñëw jox ñu ko ñu teg ko suñu loxo ñu dugal ko ci wàllu tamxarit gi. kon ci gàttal mun nañu wax ne yéen amu leen beneen ndimbal étranger lépp waa gox bi ak waa penc mi ñoo ko def ban confiance lañu am ba def loolu. waaw amuñu beneen ndimbal bu jóge étranger parce que man dama wax ne sama objectif mooy képp ku dëkk ci penc mii nga juddoo fii màggee fii
tey def lu baax dañ lay woo ci loolu parce que dañu wax ne am na ñu bëgg a def lu baax mais da nga leen di wan buntu ñun nag dañu fi nekk rek wane buntu pour ñu def ci lu seen lu baax jëmale ko ci askan wi ñu am yaakaar nag teg ko suñu loxo waaye fi ma lay waxee nii ba tey jii nii à 2 jours de bésu Tamxarit amuñu benn subvention boo xam ne dafa jóge extérieur lu dul ci doomu gox bi ñoo ko ci def. léegi ci wàllu boobu wax nga ñu leeral yi ñi nga xam ne def nañ ci seen ndimbal te ay doomu Gueule Tapée lañ wala ay doomu penc mi lañ léegi beneen bi ñu lay laaj mooy gis nañ sensibilité yi mu am ci organiser Tamxarit ak ren situation pandémique bi nga yor yow mi nga xam ne yaa yor organisation technique boobu yan disposition ngeen jël par rapport ak pandémie bi par rapport ak seeni nar ak heure ren bi ak séddale nar yi ban waxtu la ak li nga xam ne moo ëmbe jamono. waaw liñ fi fekkoon mag ñi doon ko def. mooy ñoom dañ doon def suñu nee tey la ñuy rendi naru Tamxarit yi dañ koy rendi ci guddi gi à partir de minuit incha allah ñun tam si tànk yooyu la ñuy jaar su minuit jotee incha allah ñu rendi xar yi ñu rendi nag yi suñ ko defee loolu ànd ak xale yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi parce que fii interdiruñu kenn. képp kuy doom dëkk ci gox bi jumaa ji ñor la si ñu war a ñëw si liggéey bi si nga bokk donc ñu fas yéene bu ñu demee ba minuit ñu rendi incha allah ñu saam ci guddi gi suñu xëyee incha allahu taala bu ñu jullee suba ba pare rek bu soobee yàlla ku ñëw indi sa ticket ñu jox la sa nag ñu jox la sa nar parce que li ñuy bañ mooy dajaloo bi moo tax ñu bëgg heure boobu suñu jullee rek ñu commencé joxe nar yi au plus tard lu nit tardé 7 heures bu la fi fekkee dinañ commencé joxe nar yi pour éviter rassemblement bi loolu daal dispositif nag yi ñu war a yi ñu jël macha allah dañu yàlla ñu ci yàlla yóbbu am nañu yéene daal def ko noo xam ne képp ku fi ñëw di jël ci sa nar nga am satisfaction ci wàllu nar bu baax éviter tamit bousculade ak dajaloo xam naa daal ci wàllu organisation ci loolu la ñu fas yéene def incha allahu taala. léegi fi ñuy jeexalee ak moom gis nañ jumaa ji nekk chantier ba pare ngeen sumb lu mel nii ak ñi nga xam ne ñu ngi ciy def seen alal ba pare def ci jumaa ji ndax du indi couac. waaw xam nga damay àbb rek waxu. bi nga xam ne président Mansour Diop bi ñuy réunion fii daf ko wax mu ne dafa moom président Mansour Diop ne dafa am kersa dellu si ñi nga xam ne defoon nañ seen alal ci jàkk ji mu leen di wax ne commencé war nañ 2e phase bi di leen ñaan pour ngeen dugalaat ci seen alal mu waxtaan ci ak benn kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour mu ne ko ñooñu ngay wax ne da nga am kersa pour demaat si ñoom demal laaj leen parce que ba ñu defee seen alal ba pare yàlla dolliwaat na leen comme yàlla dolliwaat na leen nag demal si ñoom laaj leen ñi ma déggee wax gi mooy néegu yàlla boo ci defee yàlla day ful la nga def dolliwaat la mais kon yàlla mi la jox ba nga def mu dolliwaat la waroo am xàjje ak seen ne defoon naa ca liggéey ba déedéet Tamxarit jot na duma ci defaat kuy def lu baax doo xool fa ngay def xoolal rek ne yow la ngay def yàlla moo tax ngay def parce que yàlla miy fay suy fay du xool day xool rek moom dayoom na mu toll moom yàlla na mu toll mu fayee la noonu kon nag yow amal objectif rek def lu baax suñu nee dañuy tabax nga ne naa def su nee dañuy rendi Tamxarit pour jëmale ko ci jaamu yàlla yi nekk ci quartier bi nga jël sa alal def loolu mooy illewu def lu baax bul xool fa ngay def gëmmal rek te def. léegi ñi def ban kàddu nga leen di wax ak ñi nga xam ne am nañ yéene def bu déwénee bu yëf yi tollee fii ban message nga leen di lancé. xam naa ñi def dañ leen di ñaanal ñaan yàlla yokkaleen ñaan yàlla lu ñu mën yàlla nañ mën ren lu ko ëpp ñi nga xam ne defaguñu tamit ñu ngi ñaan yàlla tàggat leen
ba ñoom it ñu def parce que ñi nga xamante ne am na ñoo xam ne defuñu waaye ña def yóbbaale nañ leen parce que tamxarit bii liñ ci yéene mooy lépp lu ci waay def ñu delloowaat ko ci jaamu yàlla yi te jaamu yàlla yi nag ku si nekk da nga am fierté ñu ne jàkk ji def na ay nar nga ne naa jël sama juróom benn téeméer dem jëndi nar am na ñoo xam ne seen frigidaire mu ngi fees dell ak yàpp waaye nag nar ba ñuy jëndee sa jàkk ja loolu mooy leen tax ñu yëg ne ñu ngi ci tamxarit waaye du question ne juróom benn téeméer ya ma yóbbu ci nar bi loolu intéressé wu lañ ñoom naa barkeelu rek ca la pénc may def mooy tax ñu xam ne kat man mii kat maa ngi dund tamxarit pour walla ne mag ñi lépp lu ñu def rek aada bu rafet la donte ne tamxarit ci charia yeew ay nag rendi amu si togg cere jox nit ñi mu lekk amu ci parce que nee nañ tamxarit tey jii bés bi bésu naqar la waroon doon waaye nag mag ñi lépp lu ñu def rek boo si tegee sa tànk rek charia du la jàmm kon ille bi daal dañuy ñaan yàlla na yàlla boole jullit yépp ñu bokk même objectif même xalaat même yéene di ñaanal tamit nag ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu organisation bi parce que yàlla daf ñu nattoo rek ñu teg ko suñu loxo waaye benn loxo du tàccu doomu quartier bi ñëpp ñëw nañ pour fas yéene jàpp ci liggéey bi ñuy ñaan yàlla li ñu mag ñu jox teg ko suñu loxo yàlla nañu si yàlla defal ndam yàlla defal ñu si sutura ba képp ku fi ñëw rek xolam sedd ñuy ñaanal suñu mag ñi nga xam ne ñoo gànk penc mi yàlla defal leen sutura defal leen teraanga ñuy nuyu suñuy kilifa yëpp ni ma ko tuddee Alxaaji Maxtaar Diop ñi nga si commission bi la bokk ñu ngi koy nuyu Ibou Guèye ñu ngi koy nuyu moo trésorier bi ñoo bokk Pape Alioune Guèye di nuyu tamit ki nga xam ne nag mooy autorité bi nga xam ne mooy délégué de quartier bi muy El Hadj Badou Guèye ñu koy nuyu ñoom li ñuy def nii yëpp ñoom ñooñu ci dooleel teg ñu loxo ne ñu dem leen doxal ñu ngi seen ginnaaw kon ñu ngi ñaan yàlla nañ yàlla suturaal dafa ñu déggoo ak juboo ak topp ndigal ba yàlla may ñu li ñu bëgg yëpp ñu am ko ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu kon li nga xam ne indi woon nañ ko tey fii ci jumaay Gueule Tapée muy préparation tamxarit nag su ngeen ko déggee ñun ñu bari miin nañu ci jàkka yi ñuy jënd ay nag di ko ren di fa tabarakallahu di ko def ay nar di ko jox waajur yi di ko jox dëkkandoo yi dégg ngeen ni ko Ablaye Diagne ubbee ci wàllu aada bi fan la jógee ak mag ci lan lañ ci jublu woon waaye dégg ngeen tamit ki nga xam ne moo yor commission technique bi di Maam Góor Guèye nga xam ne li mu ci wax mooy dafa ne ñoom jubluwuñu ci dara loolu baaxantal bi nga xam ne mag ñi doon nañ ko def loolu lañ ci jublu woon ay doomu gox bi nekk fii jël seen alal tamit def ko ci pour jàppalee leen ko rek loolu tamit ñoom nee nañ tamit am na ci kon ñooñu ñu ngi dellu di leen sant di leen gërëm di leen wax ne kon nag ngeen jàpp ne tamxarit bi ren incha allahu taala mercredi 19 août lay doon boo ngeen déggee mercredi 19 août mooy àllarba ji ci guddi ci la ñuy leer bër set bi di alxames nekk ashura kon nag yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ ko def ay at yu bari te yàlla luñ ci jublu yëpp ci jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul kon ñu ngi dellu di leen nuyu moo ko internetu Dakar TV people di gërëm sunu caméraman Roger Mendy bu Maam Koddu Pay mi koy piloté ak mboolem koo xam ne daal yaa ngi ciy jàpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm te yàlla nañ ko def at yu bari wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon man El Hadj Bécaye Mbaye maa ngi seetaan DK TV